ayca jërëjëf jaajëf Aliou Ba jërë ngeen jëf Maysa Mbaye naka ngeen def ak coono yi maa ngi leen di siyaar bu baax a baax jox ku ne sa wàccuwaay waaj màggal daaru fi ñu toll nii xam ngeen ni Il Hadji Kori le temps amatul bu ko defee Mamadou Mohamed Ndiaye yàgg nga may màjjal ngay def sa loxo ci màjjal gi passe partout yow tamit maa ngi leen di woo internet yeeg auditeurs yi jàpp leen ci màjjal gi bu baax a baax fa Sikori laa wax lu ñu fa yóbbul amu fa àll la boo xam tarkalla Ndiaye lu ñu fa yóbbul amu fa maa ngi lay siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay taalibe Serigne Saliou bi. jërëjëf Ababacar. maa ngi lay delloo siyaar gi. te borom daaru de la sopp sa soppe la noonu la la borom daaru fonke. loolu day teraanga àdduna la. nit ku mel noonu day ku mu am ci yow cofeel njoxtu mën naa rafet ci yow. yàlla na yàlla guddal fanam. may ko wér. amiin yaa rabbi. li mu am yéene liggéeyal ko l'islam. jaare ko ci yoon wi mu bokk. yàlla sunu borom matalal ko ak mboolem njabootu maam Cerno Birahim gi yëpp ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp. bépp kilifa diine. bala ñuy sori nag. daa tolloo ku sañ ta bañ sañ nangu. xam nga di liggéey te sa xol nekku ci. di jéggalu nag di jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax. li fi jaar ku ne xam na ko. muy lu metti loo xamante ne ji yàlla sunu borom rek moo ko sañ. moo ñu ko teg. moom la ñu koy muñloo. suñu naataangoo suñu frère sax laay wax. El Hadji Ndate Diop. donc fi nga xamante ne ji fa la jëm yàlla na ko gënal foofu fi mu jógee. njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi yàlla na ci sunu borom teg loxo. sàmmal ko ginnaawam. nit ku baax dem na doy na sëkk ay wax. yaakaar naa ne ñun mën nañ koo seede parce que su ma jum liggéey naa ak moom fukki at ak ñett. 13 ans def naa ko. fii macha allah. day ree rek. loolu jaaxal na ma ci moom. da daan ree rek du gàntu jamais musuma gis fu mu gàntoo moom bokk na ci rare personnes yi nga xam ne bi ma fi nekkee ba léegi musuma leen gis ñu mer dama koy faral di wax moom musuma ko gis fu mu mere. am na ñeneen nag. mais yàlla na ko yàlla fay xolam. yàlla na ko yàlla xaare àjjana. metti na ci xol parce que xam nga lu yàlla def te yow nga du julli te ba léegi mënoo koo gëm. ça veut dire que metti na ci xol. yàlla na sunu borom may xol buñ ko muñee rek yàlla na sunu borom may xol buñ ko muñee. moo tax bu ñuy nekk ñun en tant que famille en tant que collègue nañu rafetal rek. àdduna moom nii rek la. da nga yeew kii dem wala nga yeew dem wala yeew am koo xam ni koo miin la parce que dafa am lu ma Junior Diagne wax nee na nga tiim nit mu nekk fenn ñu muur ko. mënatul boppam dara te nga xam ni yàgg ngeen a bokk kaasu kafe mu naan jox la nga naan ngeen waxante ay waxi àdduna. tey jii nga xam ni kooku nga xam ni sànq ci ngoon wala démb ci guddi yéen a toogoon tey mu tëdd nii mënul dara nga war a xam ni àdduna du dara ku ko jàpp moom amul kenn ku mu jàpp. même yàllaa ko sañ ndax moo ñu moom. abaa bu yéen di du tàggoo. dëgg la de bu yóbbit kenn mënu ci dara. dëgg la de mbégte mi ñuy àndal bu ëndee nit. yàlla nañu yàlla di may xol boo xamante ne ji bu jëlee nit it danañ mën a defal daal. donc mi ngi noonu. xam naa ne bu ñu doon toog di wax fii ba at mi di dellu siwaat it chaque jour ñu mën a am lu ñu wax ci man dama dul bëgg di nettali ay yu ma dind ak doomu aadama surtout bu fi bàyyee ko ndax da nga yëngal ay xol yu bëree bëri. mais Ndate daal. yàlla yërëm ko. jeex na waaw te xaare ko àjjana. yàlla na saraxam yàgg seen loxo. tey lii moom yàlla na fi raar trop waaye lii moom yàlla na fi gëj dafa metti dafa tiis démb bi ñu nee xalaas démb ñëpp dañoo ñëwoon pour def xalaas mais kenn mënul def waaw Ndiaye nee na xalaat moom donc moo tey tamit bu ñu ko continuer woon noonu mooy continuer mais àdduna moom il faut que ñu continuer li nga xam ne moom mooy mais non sax boo amee engagement sa digg ak nit ñi amee engagement sa digg ak partenaires yi amee engagement sa digg ak boo ko deful rek da ngay tooñ. te tooñ baaxul. dëgg la donc xëy nañ ko comprendre noonu. ayca maa ngi lay nuyu bu baax dellu la fay. ñu ngi jaar. ñaan yàlla matal màjjal gi. amiin ma ci mën danaa ko ci def incha allah maa ngi nuyu passe partout également. ñu ngi lay jaar passe. maa lay jaar Ndiaye di nuyu Aba di nuyu auditeurs yeeg internet yëpp Ndiaye wax na lépp. yal na ko yàlla yërëm te xaaral amiin yaa rabbi amiin. donc soo ma ko permettre ma jéggalu ci partenaires yi nga xam ne. démb ñu ngi doon xaar seen émission xalaas. ndax dañ koo taamu ngir di fi jàllale seen communication. te démb amul. nangul nañ ñu ko te it ñoom ñëpp woo nañ ñu xam ne noonu la mënoon demee. voilà mi ngi noonu. di leen remercier bu baax a baax bokk na ci gaamu téléphone bii di Mi One nga xamante ne ji ni ma koy waxee am na Mi One S20 am na Mi One S11.
di jar Mi One Con 11 di jar 65000 Mi One S20 bi di jar 85000 mais également ci gaamu Mi One yi def ci am ay tablettes lu ci mel ne AeroTab moom 70000 lay jar lu ñuy soxla ci tablette bu baax rek am na ci am na également beneen xeetu tablette boo xam ne Mi Pad la tudd 60000 lay jar am service après vente boo xam ne muy tablette yi di téléphone yi lu ñu la ci jaay ñoo la koy toppal garantie 1 an service après vente bi mi ngi Grand Yoff en face église Saint-Paul numéro téléphone bi ngeen leen mën a jotee moo di 33 827 37 96 33 827 37 96 Optique Vision Plus Sénégal également ñu ànd ak ñoom ci xalaas nga xamante ne ji ci weeru mars bi ni ma koy waxee ci promotion la ñu nekk mois de la femme ñu bëgg a ànd ak képp ku bëgg a bëgg rek sa jigéen moo xam sa sœur la moo xam sa yaay la moo xam sa rak la moo xam sa soxna la ak promotion bu baax bu fa am moins 20% moins 30 40 ba 50% Optique Vision Plus Sénégal showroom bi nekk Cyprès 2 am nañu également boutique Kër Mbaye Fall ñu waa Optique Vision Plus Sénégal ak benn bu nekk Mbour Sali Carrefour en face usine glace mais également boutique Optique Vision Plus Sénégal ci Touba seen numéro téléphone 33 821 54 57 Ababacar. parce que ñu ne fee yàq biir moom loolu lan la fan nañu yàqatee biir. yàq biir benn avortement. waaw. aayuñ ko fi loolu. ah bañ a pire bañ a aaye. kii nan la mën a yàqee biir kii Ndiaye. Ndiaye moom moo gën a maîtriser élément bi sax xale bu jigéen bii. élément bi waaw. Ndiaye la ko gën a maîtriser. waaw ban élément. mu ngi waaj daw non xam nga yow xamul dama wax loolu Aba. waaw non déet dafa ndànk dégg Aba fi mu xalaat. Ndiaye mii. xolam neexul. non Ndiaye su may monté man ak moom dañuy. nga taxaw ne Ndiaye ma gën a maîtriser élément bi xam nga. maanaam ci dégg laa wax Aba wuy ma Aba. élément ci élément bi nga ne. waaw pour man. mu la benn affaire nga def ko sa bopp. waaw dimanche ci 11h laa gëj a ànd ak sama xel. dëgg la de mën naa toog ngay monté mais li nga def yëpp dégguma ci dara dëgg la. mu lex lu leer. waaw donc lii nga may wax nii yàlla xam na ne boo ko tegee maag auditeurs yi ci yem. kon dañuy dem xamul tax ma wax la. mais jege pot lamp taxut a am courant. mën naa faa toog te li nga xam yëpp dégguma ci dara. non Ndiaye xamul tax souvent may xam daf may déglu. damay jékki-jékki rek mu corrigé ma. waaye fekk mën na ko. yow maa moom samay nopp. damay jékki-jékki rek Ndiaye corrigé ma ci biir montage bi. léegi ok kon nag paas lii lan la. ndaw si. dafa nekk ci seen dëkk am ku muy bëgganteel ay waajuram bëgg koo maye mariage forcé mu bañ. kon ne bëggante kooku. ñu dawal kooku dóor ko 1-0. moog waa ji. waaw waa ji ëmbal ko. léegi ba ko waa ji ëmbalee nag papaam génne ko kër gi ba yaayam ñu fase ko ci problème yi am ba ñu arrangé waat ba mu ñëwaat. yaay ji waaw moom tamit mu demaat ci kër gi. waaw. mu ñëwaat nag moom mu kon ne commencé nekkaat ci liggéeyam xëy rek benn waaye woo ko téléphone kookan la sa benn xarit moom ma jox sa numéro dama laa nopp ndaw si bañ ci li muy wax. mais daal fexe na ba ànd naag waaja tamit dóoraat na ko 2-0. mais le problème qui se pose mooy dafa ànd ak waaja pour dem di dindi biir bi. mooy ku mujj ki. waaw biir bi lànk na lu dañ. muy. voilà lii ndaw si lu nekk def na ko biir bi ne lu dañ léegi nag fu mu toll nii ku mu jox xale bi la bëgg. ku mu jox xale bi maanaam xale bi judd na. juddoogul da ko yàqu son booy bañ a yàqu. léegi ku mu ko jox. léegi da koo bëgg a téye wasin pour jox ko. deux parties la. moom femme bi moo wax. moo waxal boo xam kay. ñu déglu ko. déglu. ma ne ko d'accord naa nañ dem man nga ànd ak man ba kii nga yaakaar mu def test bi ma toog mu dema dawloo saa yi ma ko waxee mu naa man tey suba la ngoon ma wax ko sama xarit boobu taxoon ma xam ko ma expliqué ko lépp A ba Z kooku tam même message yi ndam waxante mu ngi sama téléphone si la kooku dem ba këram attaque ko wax depuis ma nekk xale xam-xam ne ba léegi mën naa ne su ma jógee si problème bi rek damay dalaat si beneen problème mu metti trop si man ma bëggoon ku ma jàppale man dama amoon benn waaye bu ma doon bëgganteel mu bëggoon ma may sama benn doom bàyyi ci ma bañ ñu wax sama papa bañ ne du ma waa jooju ba yàlla def ma mag moom doom bi ñu amee doom sama papa gën a bañ ne duma ko may man tam ma boole li ma neex ak li ma naxare yëpp ma mun loolu di ko mun naa ko ay 5 ans 6 ans ba yàlla indil ma borom kër yaakaar ne kooku moo gën ci góor ñi ñu xëy benn jour borom kër boobu def ma jëf di metti fi mu gën a mettee moom ma fekk ma feebar nekk si avortement ndekete góor kooku dafa bokkoon si góor ñi nga xam ne day xayma bañu lu ma ko woon dara wax dëgg gën a lu ma xam
kenn xamul lu mu am ak lu mu ñàkk nga di ko muñal lool di ko suturaal mu xëy benn jour rek boo ma nam boo gisee gula nga yee mu metti ma torop nag ma nekk di souffrir loolu di souffrir mais terewul tam maa ngi liggéey di jàppale samay parents parce que man lu ba mënti am rek tere samay waajur moo ko gënal ma nekk di muñ loolu te man li ma toogee am doom bëggum ma taxawaalu benn yoon dawuma pour taxawaalu dawuma pour defee lu bon ndax xajaruñu rek laa bëggoon yow maa ngi doon dund ay problème yu ndaw ndawaan si biir waaye nag muy muñ may dégg lu ne mu metti torop terewul dama ko muñ xam ne nattu yàlla la dina mos a jeex un jour am benn waay bu ma woo ma laaj ko fan la jëlee sama numéro mu ma sa benn xarit diw moo ma ko jox ma ne ko loolu la proposé ma ay affaire luy bëggeeru ay affaire relation ma ne ko man ne nekkuma si yooyu parce que man Dakar fii liggéey moo ma fi indi wax dëgg fa yàlla mun na ma man tam ay affaire caaxaan tax mu jóg ma ne ko man même bu tax la jóg mu ñàkk la tax a jóg yooyu nekkul si sama bopp wax dëgg fa yàlla te diw avant mu lay jox sama numéro waroon na ma wax ba pare ma bàyyi noonu parce que temps yii connecté wu ma woon ba un temps yi ma commencé connecté envoyé ma message envoyé ma photo mais mosuma ko nangul li ma doon wax su ma envoyé message man maa toog ay 3 jours du ma ko tontu ma dem ba si biir biñ ne ginnaaw suba la 31 décembre mu envoyé ma message ma tontu ko saa yu ma envoyé rek ma tontu ko si dama doon toog ay 3 jours ma ko tontu ma toog le jour décembre mu ne ma dama bëggoon na gisante ñëw ma ko sax déedéet ndax nit lu mënti nekk rek waxal dëgg man ma ne ko waa amul problème ma dem ba ay 18 heures mu woo ma ne ko man daal mënatuma ñëw parce que dama xaw a feebar mu ne ma ñëwal mën naa am coono beeg yooyu la ma ne ko waa baax na jour décembre bi moo gaare taxi si guddi gi ne ma yeegal ma ànd ak moom si taxi bi ma ànd ak moom ba seen kër ndax nit ki lu mënti nekk rek waxal dëgg ma ànd ak moom ba seen kër liñ doon waxante yëpp mu ngi sama téléphone supprimé ma ko si laa dem toog néegam ba may ma ndox ma naan dëgg fa yàlla bi mu seex ak man bu ñu seex ak man wax dëgg fa yàlla teguma si benn yoon baat mu métti torop nag bi ma ñëwee ba si kër gi nag bi ma jëlalaatee taxi ma ñëw ba si kër gi si laa ne man lan moo ma yóbbu foofu affaire yi jaaxal ma torop mu mel ni dama gëlëmoon bay soog a xippi affaire yi jaaxal ma rëytu ko si saasi ma ne yàlla baax na xëy na dara du si xew ma toog 1 mois gisuma sama règle si laa ko message ma ne ko yow mu ne ma ne ko si laa ko ne dama am mu ne ma ndax danga def test ma ne ko déedéet defuma test ma ne ko defuma test mu ne ma yow boo deful test na xamee ne danga am ma ne ko man jànguma de waaye man mos naa am doom kon nag bu ma ëmbee bu ma ëmb lépp war naa xam te bu ma la nee dama am rek dama am mu ne ma balaa ma koy accepté il faut ñu dem si sama benn message ma xool ba xam ndax dëgg loolu la dee te yow mënoo defoo test te benn yoon rek laa see xëy nga ne danga am. mais xam nga loolu nag yabaate la. waaw benn yoon rek laa mos a see xëy nga ne man la. loolu moo gën a mais nit ku dem France ba ñëw benn yoon bu ñu laajee ndax mos ngaa dem France da nga naan waaw. waaw jeex na. waaw demoon naa France kay. yow tamit. moom kay ndax fee nga wàcc pare nga wàcc wala Lyon wala kii mooy la ñuy wax kay. waaw d'accord mais dem gi moom am na. waaw am déet. mais ki la njàmbaloo Dakar kay. moo la màccloo say baram wala njaay léegi après. pareegul de. man xam naa ne pareegul. nga fi ñu toll nii. teg boolu ceeb bi nga def ci sa loxo seppi sa loxo ñu ne kan moo tibb ci ceeb bi. yan benn tibb rek laa tibb sama loxo bi yow ba ci sa loxo duggee nga yàqu yow non loolu yabaate la kam loolu moom jàkkaarloog jigéen di ko wax. yabaate la xam nga Ndiaye dafa am ñoo xam ni dañoo tourment quoi yow benn yoon rek boo tibbee tibb bu foor kay nga tibb benn yoon rek baal leen ma waaye suñu xol it neexul nañ déglu. nga ne benn partie bi ay ci. ma ne ko d'accord naa niñ dem man nga ànd ak man ba ki nga yaakaar mu def test bi ma toog mu dima dawloo saa yi ma ko waxee mu naa man tey suba nangul ma wax ko sama xarit boobu taxoon ma xam ko ma expliqué ko lépp A ba Z kooku tam même message yi ñu doon waxante mu ngi sama téléphone si la kooku dem ba këram attaque ko wax ak moom mu ne ko waa dinaa ànd ak moom bu bàyyi ba lundi le 15 février ñu ànd kooku def test bi ñu ne ko kii dafa am mu ne ko dama koy gindi comme na ko gindi est-ce que moom bëgg na ko gindi mu ne ko waa ma xam ne man bu ma ko gardé dinaa am problème yu rëy ndax bi ma njëkkee daal wax dëgg fa yàlla sonnoon naa génnee ni mis suñ kër fase woon si sama yaay ba bañ arrangé waat sama yaay ñëwaat lu nekk ma dund ko si moo tax li ma toogoon yëpp 56 ans yi ma toogoon yëpp ama jëkkër du ma doon sóoraale lool ba nanguwuma fo nanguwuma dem fenn nanguwuma sax def planning
ndax man dama jàpp ne foofu ma taxawaaluma ku jàppee boppam bëgg foo wala bëgg taxawaal mooy dem di def ay planning boo amul jëkkër nanguwuma ko def dama wóolu sama bopp ku ma nekkaloon te far ba nga wax ma ay affaire fa dama naan si diggante dafa yem ma ne ko man kooku bi ma laajee ma ne ko bëgguma ko garder ndax nit moom lu mënti am rek waxal dëgg man nee naa carrément lii mënuma ko garder parce que sama bu ko yee rek sama dee xaj na si sama àddina xaj na si sama yaay dama koy jëlale ndax sama yaay dafa sonn sama kër papa ba fii may waxee ji yëpp sama yaay day sonn sama kër papa ma ne lii dama koy gëddee mënuma ko garder kooku na ko waa baax na dinaa leen jàppale léegi mënu ko suba nga ñëw fi bi ñëwee ba si lendemain bi si la ko woo na ko bu ngoonee na ko jël si après man si nii bi si laa ko dem jëli ay ngoon nii ay 18 heures la passe dem jëli mu expliqué man ni ñu koy defee man tam bi ma ñëwee ma def ko defee ko noonu comme ni ma ko waxee moom bii bi di métti ba ay ngoon noonu ma commencé sañ mais li ma doon sañ bëriwul ma expliqué ko ne ko man de def naa ko ni ma ko waxee mais am naa yaakaar ne daal dañu parce que bu dañoon man métti ji ma doon sentir rek samay wàccu bee dina arrêté si laa ko wax ma waxaat ko xale bu góor mu ne ma wax dëgg fa yàlla man dama la doon jàppale rek parce que xam naa ne du man dama la doon jàppale rek pour nga dund ma ne ko yow ma ne ko nee nga du yow foo mënti yaakaar pour ñu defee jëfa test man boo pare woon léegi mën nañ defi test parce que foo taxaw ñu mel ne maa waat si alxuraan ne yow la sequma ko kenn ku du yow bu fekkoon du yow man du ma nekk di insisté waa naan la ñu dem defi test kon nag demal fa la ne mën naa def test mu ne man ay dem ak yi yëpp sama yoon nekku si leen laa la mënoon jàppale fay naa kee 40 000 dañ na kon nag seetal noo def man nag lenn laa bëggoon ku ma jàppale ma nekk fenn di fa liggéey parce que man dara ñëwuma lu dul liggéey instant bi dañ ma daax amatuma liggéey parce que commencement bi dama doon feebaree moo tax ñu daax ma te fi ma doon liggéey naa fa 3 ans aw ma fa benn problème mais feebar ndaw yi ma doon tëdd te daan na du ma liggéeyee moo tax ñu daax ma doon ñaan rek kër goo xamante ne ngeen dimbali ma am fu may liggéey di mën di jàppale samay parents ak sama doom yi nga xam ne man maa ko yore sama bopp bu ma yàlla mayee sama bopp man ku bëgg xale bi nga jël mais sama bëgguma sama famille yëpp mais am problème loolu rek laa doon ñaan ku may jàppale wax dëgg fa yàlla muñ naa ba sonn wax dëgg fa yàlla sonn naa trop doon ñaan ku ma dimbale rek ku ma nekk ba yàlla may ma sama bopp ku bëgg xale bi rek ma jox la ci fin bi dafa mujjee triste de. fin bi mujj naa triste de. li ma ci mën a jàng de dès le début mooy bonul. sàggan na nag mais gëw ma ne bon na. leneen li ma ko mën a conseiller mooy. bu mu joxe xale bi. na ñaan yàlla booy bi juddu ci jàmm ak salaam mu góorgóorlu ci yor ko. parce que koo xamante ne ji ba mu sosoo ba léegi yaa ngi koy jéem a fexeel mënul fexe ba sotti. da ngay gëm yàlla nag te téye ko chaque jour ma ne leen Cristiano Ronaldo nee na yaayam nee na ko ba mu ko ëmbee jéem na koo yàq ay yooni yoon. tëb na étage sax lu ne def na ko kay tey mi ngi ne moo leen yor donc nañuy gëm yàlla bu mu ko jéem a yàq ba mu amaana sax li koy ubbil buntu wërsëgu àdduna. fii lay jóge comme aussi li koy teg coono àdduna mën naa jóge fii waaye lu mu ci mën di doon rek. doom alalu yàlla. te li Thione Seck doon wax nee na yàlla amul lu bon na ko garder rek. aba tey sa téléphone yi. yow la de da ngaa toog di def xalaas nii rek waaye sa xel mi moom xaw ma fu mu ne en tout cas moom na ci sant yàlla rek lii moom na ñëw rek fekk ko moom mu mucc. xale bi ñëwaale indaale mucc yàlla dina ko ci defal ay xéwal yu bëree bëri. xam nga de moom ci lu xelam nekk daa waaye itam bu demee ba nar a egg ci extrémité yi moom aussi. te mu def très attention. non bu mu ko mayee bu mu ko joxee na ko assumer lii am na ba pare ay dem ji jéem a yàq ñetti problème da cee am mën nga koo yàq ñu jàpp la tëj la. mën nga koo yàq dee mën nga koo yàq boo paree am lanteeg sunu borom. jaru ko am na de sunu borom ko day am moom. waaw donc kon kay jaru ko. mais nag Ndiaye xam nga tamit Ndiaye tamit war nañu wax ci gars yi tamit dañuy dem ba ci aéroport tam ñëw ne la musuma dem. non ñooñu nga war a waxal ñooñu tamit moom tamit. loolu moom gis nga Ndiaye ku bàyyiwul di ngay def jigéen loo xam ne du ko neex. doo am ci sa àdduna lu la neex. bokk ci àdduna. ma laaj lu gën a metti am na benn waaye joo xamante ni ëmbal na benn xale bu jigéen ba xale bu jigéen bi am doom ba moom mu joxe tur bi tuddee ko yaayam comprendre nga. xëy na ko juruma xale bi da nga doon taxawaalu te moom moo joxe tur bu ñu tuddee ko yaayam. ku la wax loolu. mën nañu ko daal di wax ma ko. ma ne ku la ko ci waa ji maa ngi koy woo ndaw si. waa léegi bàyyi bu dégg waa ji ba xam.
moo ngi koy waaj message yi mu yónnee woon sax pour tudd bi. waaw ma ne bàyyil joxe tur bi sax waaw boo ko déggee dina la jox ay argument am lu tax mu rocceeku. après ngeen dina njaay. du lépp lañ mën a wax. c'est que li xew ci réew mi yëpp dafa bilaay du lépp lañ mën a wax paas. fii fan la nga ni paas. njaay après ngeen tëri douanier bii. du douanier de ab douanier faux douanier la faux avec X la. douanier dóorkat la faux avec X. day ñëw gëm loolu ne douanier la commandant douane la comme alentour service 10 000 lay taxawaalu. wala ci yenn bërëb yu bakkane yi daal mën na yor carte àbb la xaalis ne dama doon def visite sama xaalis manqué alma 25 000 wala alma 30 000 ab ma dugg ci banque bi jox la foog koy ko jee gis waa ji numéro am sax même bu la ko joxoon bu ñu la ko joxoon ne boo ko woowee da ngay décoché mu dëpp ko ci benn rajo. en parlant service 10 000 man am na lu ma jaaxal ci réew mi. waaw Sénégal mel na réew la mais ñaari plaque oto ñoo fi am. bu weex bi ak bu bleu bi. waaw loolu en fait loolu nu ñu ko mën a comprendre rek. mais benn bu éliminé ancien plaque bi. nañ boole yëpp dindi baa ñu boole yëpp delloo na meloon mel nam réew ñaari plaque oto loolu xel nangu na ko. Ndiaye yeggale ci faux douanier bi. en parlant de service des mines boobu. mosoon nañ fi xalaas benn xalaas mooy gars yi nekkoon ci kii ci service su kii service des mines fi nga jël rendez-vous. kañ lay woo ci suuf di la jaay ay rendez-vous di la nax. biñ ko fi xalaasee waajur gars yi jàpp nañ ko ba dàq nañ ko. ki doon def loolu. waaw boo ko fàtte woon. waaw seen directeur moom woo laaj ma numéro femme bi ñëwoon ci xalaas bi parce que waajur da ngay woote ci serveur bi moom day jël si numéro ci suuf di la defal ay affaire mooy naa ay newoon naa la kenn sant ko ko. dàq nañ ko déglu faux douanier bi. dafa am benn cas boo xam ne fii la dal benn gaayen bi nga xam ne mu ngi ci sama wet fi may monter démb daal ci suba si te ñoo xëy soi-disant un commandant de la douane dama ubbi sama bunt bi rek gis ko muy manipuler portable am ma dox tuuti mu ñëw ne ma sëñ bi présenté wu commandant de la douane mu ne ma dama ñëwoon fii service des mines di defarlu fi samay kayitu oto ma dese foofu 7000 yu ma war a fay d'après li mu wax 7000 la ma wax man après mu jóge foofu ma ne ko non man sama sëñ defan fi mu nekk nii yoruma dara lu ma ndekkee sax yoruma ko mu tourné à droite gis un certain gars buy jaay foofu ay panne mu dem taxaw foofu ne ko man dama amoon problème fii commandant de la douane dama ñëwoon fii taxaw di régler samay kayit ma dese man 7000 la ma wax mais bi mu demee ci kooku nekk te waajooju 27000 la ko wax waa ji daal xaw ma lan moo ko jot moom ci boppam mu ne ko 10 heures bu ma jógee foofu 10 heures damay dem banque bu ma demee banque rek dinaa retirer xaalis bi bu ma retirer xaalis dinaa la envoyer ba tegal la man loolu laa mujjee fekke bi ma ñëwee taxaw 10 heures waa ji ñëw wax ma ko waa ji dindi na 27000 yi bay jox 10 heures avant loolu sax waa ji dafa jël sama numéro waa ji ku ci nekk ci ñun mu bippe ko pour numéro bi boo ko wooyee day sonné mu bàyyi la foofu du la jël day sonné à la fin dañoo dem ba di ko woo buñ ko wooyee mu tegal nu benn rajo bi la ñuy déglu mu crédit bi di dem ñu coupé jusqu'à présent ma ñaan nit ñi ñag nañu def attention le soi-disant commandant de la douane Ngandi trian la waaw trian na fii démb rek ci suba sama benn gaayen di noo do Xaadim Gueye buy jaay fii ay paan ba léegi waaw ma bëgg leen xamal naan ne c'est un grand trian waaw ñu ngi def nag arrestation waa ji dem na démb police mais police dañ ko wax ne dangay dem Sonatel waaw ñu ngi si lu ci monte am daal après man dinaa la waa ji ma woo naa ko bi ma ko njëkkee woo waaw dama ko woo jotuma ko muy sonné rek jëlul ba ci guddi gi moom mu rappelé ma décroché présenté wu rek mu coupé bu coupé rek soo ko yow waat dala koy tegal ci benn rajo rek wala mu teg ko fu wala muy xandoor waa ji yabaate sax numéro bi naa ko jox kilifa douane yi tamit tey moom kenn kiiwagu ko kenn tegagu ko loxo. tegagu ko loxo dinaa ko jox kilifa yi yow Ndiaye waxoon nañ fii ne ku fi nekkati di maanaam yor numéro wala yor ay WhatsApp di saaga def na ko sul noonu. gars yi léegi pour ñu jàppale fraction seconde la de. buñ ko bëggee surtout usurpation de fonction yii nii. ay ma ne ko buñ ko bëggee. caaxaanatuñ ci sax. buñ koy teg ci yoon moom léegi ñëpp am jàmm moom réew mépp tegu ci yoon. ku ci nekk boo xëyee dem uti loo def di xëy di taxaw ci mbedd jàpp nit ñi leen nax wala toog di saaga nit ñi loolu moom dafa war a jeex moom kam suñu borom café itam jàpp nañ ko de. kan la. borom saako café yaa ngi farlu ko. Mbuur.
jàpp nañ ko. kon ñi doon def ay kii ay luubal yëpp ñu ngi leen di. ñu leen jàpp benn par benn. mais di feeñal jàpp gi ne da cee baax. waaw jàpp muy siiw. waaw da cee baax. borom café gi jàpp nañ ko fi mu ko njëkkoon def Pikine ki njëkkoon ñëw fii foofu la demaat xamul lu ko fu yóbbuwaat nag fa lañ ko jàppaatee. Ndiaye moom tey sa yaram kiiwul quoi tey Ndiaye dafa ndeke. nekkul dara quoi nañ dem allo président dama doon bëgg ñu teg beneen xalaas ambiance ak yooyu mais ambiance su fi mën a xaj nañ dem allo président tey moom damay def spécial Papa Thione ci ñaanu démb gi. ak li nga xam ne mooy Ila Daaru gi quoi ci màggal Daaru gi ñu nekk parce que naa ni Ndiaye daf may daan dimbali ci animation gi mais tey nekkul quoi. allo président dina dañ. allo président. Allô, président de la République, président du Coronel collaboration d'organisation de président de la République, appelé à la présidence du président de la République, moi, de sur la carte de Cap Plateau, sera construit en 1902, oui, c'est pas on a la mu nekk la résidence officielle du gouvernement de la président de la F le port sera seconde jam 1964 ba ñu kat bi wala 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam ñaar ñu xaar ba ki war bëgg président ko la waroon fan la wone salaamaaleykum allo waa salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw sëñ bi na nga def. sant yàlla baax alhamdulilah. man la Sidi Mbaye Pape Sidi Mbaye. Sidi Mbaye la waral sa woote ci biir palais bi ci wax. waaw dama soxla woon rek président su fekkee mën naa nekk rek. déet président nag nii dafa jàpp. waaw nee ko boobu léegi mën naa laa yóbbante ci moom. moo ma fi teg kay. waaw moom daal bu ñëwee nee ko. wax dëgg yàlla de gannaaw daaw la woon ci marché gi. fukki xale ak ñeenti deeja. blessé yu bari amoon te ci mbirum Sonko moomu ak aji Sarr moomu. démb gis nañ Sonko sortie bi mu def ci télé Walfadjri ji. waaw mooy barki démb bi. waaye yow gisoon ne xale bi moom dafa am daa àndal doole amuñu mu àndal nga yaakaar. déet mbir mi nag seeka xam nga sëñ bi. waaw comme mbir mi ngi ci loxo yi yoon. waaw kooku xam naa ne président du ci mën a wax man mii duma ci mën a wax dañuy bàyyi yoon def liggéeyam rek ba ëllëg luñ ci sotti. nu xam ne daal lii moo ci am. waaw depuis boobu ba léegi nag dafa yàgg yoon loo xamante ni mu ngi ko téye depuis daaw ba ren. nit ñi nag fi mu toll nii soxla nañ ñu létt ñu wala ñu firi ñu. Sonko moomu ci boppam daa soxla ñu létt ko wala ñu firi ko. mbir moom justice ci Sénégal dafa war di gaaw ci ay ndax moom mooy day tàddeel. baax na noonu ñu ngi ci liggéey ñu ngi ci amoon kay lu ci mën ci am rek bu soobee yàlla daal comme mi ngi ci loxo justice daal ñun mënuñ cee wax dara wax dëgg. waaw ñun nag population bi soxla nañ ci mu wax ci dara gannaaw mooy njiitu réew mi. c'est le gardien de la constitution loolu la ñuy wax moo yor constitution bi mooy njiit yi procureur yi ñun ñëpp mooy seen chef. kon nan ni ñun nañ ñu leer ñu lit. baax na bu soobee yàlla moom li ñu ci war a wax yëpp dinañ ko ci wax. waaw moom daal na leer ndax nit ñi xam fi féete. baax nit ñi soxla nañu mu leer nañ su fekkee mënatuñ ko nag nañ mu jëli tubaab yi ñu àtte leen kon bopp. baax na loolu rek nga amoon looy wax président. waaw loolu laa amoon lu leer rek na génn na leer. waaw baax na dina leer ak man ñu bokkuñu Pastef bokkuñu feneen. waaye ay citoyen lambda yi ñoo xam ne bëgg nañ mbir yi leer nay leer waaye. waaw baax na waaw nay leer ab dugub bu lëndëm nay leer saay. acca kon baax na. acca seen bi votre correspondant peut-être j'ai pour le moment veuillez appeler ultérieurement. waaw d'accord acca coupé naa la acca. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Merci d'écouter la Radio Futur Média. Il est 10h, le Flash Info. Bonjour à toutes et à tous. À la présentation Femme John Technique à Lune Bas, la communauté Santé Gidio n'aura pas entendu longtemps pour appeler à une reprise des négociations dans le conflit casamançais 24 heures après les opérations de démantèlement des bases de la faction MFDC de Salif Sadio. Elle demande l'arrêt des combats et le maintien et donc maintenir ouverte la voie du dialogue pour une paix définitive en Casamance. Seydou Nourouba. Santé Gidio demande à taire les incidents et surtout à limiter leurs conséquences. Cette communauté chrétienne, il faut le rappeler, a réussi à obtenir la restitution des corps des soldats sénégalais tombés, la libération des 7 soldats sénégalais qui étaient pris en otage par le MFDC. Santé Gidio veut la fin des opérations militaires lancées par l'armée sénégalaise pour ainsi sauvegarder la stabilité de la zone concernée et surtout faire prévaloir le dialogue. Elle a également réitéré sa totale disponibilité
appelé à poursuivre le processus de négociation, convaincu que seul rien qu'une négociation raisonnable pourra installer une paix définitive en Casamance. Rappelez que dans un communiqué, la direction de l'information et des relations publiques des armées a souligné que dans le cadre de la mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens, les armées ont lancé dimanche une opération dont l'objet principal est de démanteler les bases de la faction MFDC de Salif Sadio située le long de la frontière nord. Seydou Nourouba, la dernière sortie du leader de PASTEF, pas du goût des magistrats. L'Union des magistrats sénégalais recadre Ousmane Sonko en conférence de presse. L'UMS est désolé des critiques contre la justice et a déploré les défiances à l'encontre des juges. L'UMS qui précise que seul le juge en charge du dossier Adji Sarr Sonko a le pouvoir de dire la suite à donner à cette affaire. Une autre association des maires du Sénégal, différente de celle existante, va bientôt voir le jour pour plusieurs raisons. En conférence de presse hier, les membres de la coalition Yewwi Askan Wi ont annoncé la candidature de Khalifa Sall aux prochaines élections législatives. Sur l'international, au Burkina Faso, 7 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste. 4 victimes sont des volontaires pour la défense de la patrie. Les 3 autres sont des civils, dont une femme. En football, Ligue des Champions, 8e de finale, retour donc en Europe. À 20h, Manchester United joue Atlético à l'aller. Les 2 équipes avaient fait match nul, 1 but partout. 20h, Ajax Amsterdam contre Benfica, 2 buts partout à l'aller. La suite, mercredi avec Lille, Chelsea, Juventus et Villarreal. C'est tout pour ce Flash Info. L'info revient à 11h, ce sera en Wolof. Publicité sur RFM. ak Milkana dundu leen mbégte ak seeni doom. waaw yokk leen seen mbégte ak Milkana yu ànd ak ay fruits yu kenn raxul comme Milkana fraise, vanille, banane, mangue am na ci cafka yépp te ak sa potu Milkana mën nga doxantu ak moom waxtu yu la neex te doo ko seddal. Milkana dooley meew pire dooley mbëggeel. Quel bonheur de pouvoir profiter des soldes chez Kiabi. En ce moment, chez Kiabi Galerie Sam, profitez de réductions jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles mode pour toute votre famille, comme le pantalon fille à seulement 1250 francs. Oui, 1250 francs. À ce prix-là, habillez toute votre tribu sans vous priver et à tout petit prix chez Kiabi Galerie Sam. Ne manquez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok sur Kiabi Africa pour profiter de tous nos bons plans. Kiabi, la mode à petit prix. Le centre d'incubation du groupe AFI, l'université de l'entreprise, offre aux jeunes porteurs de projets une grande opportunité de transformer leur idée de projet en business viable et les invite à participer à la première édition de la pause créative